neexut moom nit ki mais bu doon yow nga nekk ci place am ma takk suma tubéy jóg xeex ko ni ma ko xeexalee. Pourquoi? Parce que jàpp naa ne démocratie la ñu doon salfaañe xam nga démocratie affaire u gentleman la boo seetloo man waxuma benn yoon ci problème mu dans le fond ci ñaari citoyens yi am problème et je crois que bu yemoon ci ñaari citoyens yi rek kenn du ci am problème mais c'est parce que ñun man keneen ak keneen njort nañu ne am na leneen lu ñuy ruumandaat ci ginnaaw loo xam ne mën naa nasaxal nit ki ñu war ko éliminer. parce que tout simplement li xew ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr ak la ca xewul doo ca wax doo ca dugg. mais loolu yàlla rek moo xam la ca biir la ñu seq ñoom ñaar la xew walla la am bu dee lu am na xam nga tey yow am nga sa tribunalu conscience am na lu la sa xel may man am na ma lu sama xel may jàpp naa ne am naa gëm-gëm ci ne Ousmane am naa confiance ci moom te ba ma demee seeti ko loolu laa ko wax dama ne ko man am naa confiance ci yow waaye bu la neexee wuy jil yoon bu la neexee bul wuy ji yoon waaye teg ko toujours ci li charte réew mi maye. Ça veut dire quoi? On doit engager un combat républicain un combat citoyen parce que nag li ma gëm mooy république kenn amul sañ-sañu di ko fooye comme ni ñi nekk ci kaw di def saa su ne ñu téye institution utiliser ko waaye ñun ñi ci opposition bi aussi amuñu intérêt fragiliser nos institutions fragiliser la république. donc at the end li ngay wax nii ne nga yaa ngi koy jàppale yaa ngi ànd ak moom mais moom ay kàddoom Ousmane Sonko moo gën a dëgër sa yos ci wàllu institution yeeg ñoom seen loolu du jafe-jafe bu njëkk seen digganteem ci waroo gis-gis. xam nga du waroo gis-gis warooy doxalin la ci mën nañu bokk benn combat bi mais man li ma jàpp et li ma gëm mooy tey boo fàttalikoo bi ma génnee këram c'est important ce que je dis bi ma demee seeti ko parce que maak moom ay voisins lañu bi ma demee seeti ko bi ma génnee ci këram dama def déclaration ne démocratie Sénégal dañ ko xeex juróom-ñaar fukki at ci ginnaaw bu ko kenn nasaxal Sénégal république la dafa am ci lu mu wéeruwaay yooyu dama ne justice daf ci bokk moo tax ma ne ko mën ngaa wuy ji comme mën ngaa bañ a wuy ji waaye loo ciy def rek na tegu ci yoon parce que yoon may na ko mu mën a wuy ji yoon may na ko mu bañ a mën a wuy ji et j'ai dit j'ai confiance à la justice de notre pays dinaa ci taxaw ñu bari mën nañu am nañu sañ-sañ ne gëmuñu justice Sénégal parce que nag Babacar ku ndóbin rey sa maam soo séenee lu ñuul mën ngaa fëx parce que dañu gis institution judiciaire bi ñu koy utiliser di ci dal ci kaw ay nit et man rafetluwuma ko et li ma wóor mooy sénégalais yi ci seen bopp rafetluwuñu doon déclaration vague dal ci kan ci nan ci lan. mais le cas Karim Wade est là. Karim Wade yow ak ñi nekk ci opposition bi bokkuloon woon ci ñu doon wax na yoon wax ci ay mbiram ndax sàkkal na pexe alal réew mi. alors Karim Wade était sur une liste de 25 autres personnes bu ñu yat wi daloon Karim Wade yegg ca ñeneen ña bu boobaa du ñu am dara lu ñu wax. mais le principal mooy ba xam def na am deful. waaw mais maa ngi ñëw ndax xam àtte bi tribunal dogal ci moom jaar na yoonam am jaarul yoon. moo tax ma ne la Karim Wade dafa nekkoon ci listu ñaar fukki nit ak juróom. ñu seppi ko ci moom dong yat wi dal ci kawam am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon ci liste boobu tey ka leen doon topp ak ña leen doon topp ñooy toogandoo conseil des ministres dafa am problème. dafay tax nit ñi war a am ay responsabilité ñu dénk leen ko. mais ay sénégalais lañu woon yu bokkoon ci benn liste ñu jàpp ne ñoom dañoo luubal alalu réew mi. ah d'accord ñi ñu doon topp ngay wax. ñi ñu doon topp ñoom a tax may wax. ñu jóge foofu dal. ci Khalifa Sall lañ ko toppee ku ne gis na ko
la ñu ko tëj ku ne gis na ko mujj gi. coowal 15 d'avance mairie bu Dakar mooy coowal Khalifa Sall. tout à fait. yow homme d'affaires nga entrepreneur nga manager nga bu ñu dindee werante politique ci mbiru Khalifa Sall puisque moom la ñuy wax on s'arrête là-dessus. 30 millions yi ñu ne ma ko doon jël ci Mali Fura weer wu jot ba mu toll 1 milliard 800 te indiwul kayit yooyu mandargaal ni 30 millions yooyu lew na mais loola ànd nga ci am àndoo ci bala ñoo wax wàllu jëfandikoo tribunal di dal ci kaw opposant. alors li nga xam ne dama lay rejoindre ngir continuer li ma doon wax rek ci problème Khalifa Sall li ñu koy toppee li nga lim noonu mais ci rapport yi nga xam ne Cour des comptes daf ko waroon génne bi ñu boolee ñetti rapport yi génne ko mais Cour des comptes daf ko féliciter moom Khalifa Sall c'est aussi paradoxal. mais il y a bien un rapport bu tribunal sukkandiku. pour atte ko bu IGE ñu ne bu IGE encore une fois bëgguma di jeter l'opprobre ci ñi nga xam ne ñooy suñu justice parce que nag il faut ñu nangu ne bu nit ñi waxee ni justice bon na wala justice amut ci réew mi nañu nangu ne justice mën naa bon mën naa nekk waaye suñu justice la justice mën naa bon ngir ñenn ña nekk ci justice la ñu war a def defuñu ko Montesquieu da koy wax mais tey bu ma la joxoon yow Babacar ab oto bu bees tàq mënoo dawal jox naa la oto bi boo duggee ci oto bi boo ko taalee balaa ngay yegg fi nga jëm di nga mbëkk ba sonn. donc ñii war a doxal institution yi ñoo war a jël seen responsabilité ngir ñu bañ di leen utiliser c'est ça la réalité la justice elle est libre mais est-ce que ñiy doxal justice bi liberté boobu assumer nañ ko doxal nañ ko donc duma bokk man ci ñi xëpp suuf ci suñuy institution par définition je suis d'accord avec toi dama ne duma bokk ci ñiy xëpp suuf ci justice mais dama ne boo jëlee ñaari cas yi ma la wax nañu nangu ne coowal Ousmane Sonko bi mu jógee tey na xelu ñu bari et principe bi tax ñu jóg jàppale ko principe bu défendre démocratie Sénégal la principe bu défendre l'état de droit waaye dama wax ne duñu bokk ci ñi nga xam ne dañuy néewal doole république parce que kenn amu ci intérêt M2D am nañu jàpp ne sax dafay concurrencer geneen kuréel guddi FNR mais li ñu xamul mooy FNR kuréel la gu gën a yaatu ngoo xam ne day taxaw di xeex ci wàllu démocratie ak lépp loo xam ne jëm na ci wàllu élection et cetera et cetera M2D mooy li ma lay wax sànq man yamuma rek ci jóg